waaw comme sama naataango ni mu ko waxee ci nasaraan suñu ndaje bi tey li ko waral mooy jafe-jafe yi nga xam ni étudiants yi ñu ngi koy jànkoonteel ci biir université Cheikh Anta Diop de Dakar mu jëm ci wàllum jàng mi maanaam pédagogie bi ak leneen li nga xam ne moo jëm ci wàllum social. bu ñu xoolee ci wàllum pédagogie dañoo seetlu université li nga xam ne moom moo ko daan diriger muy instance yi ko daan diriger nga xam ne partie prenante yëpp a ci bokkoon dañoo gis ni ñi nga xam ne ñoo jiite université tey bëggatuñ gis benn opposition ci loolu waral ñu jëlee fi li ñu doon woowee assemblée de université bëgg fee teg yeneen ñaari conseil benn mi mu tudd conseil académique nga xam ne mooy nas di nocci lépp lu jëm ci wàllum doxalin université bi te ci biir conseil boobu noonu seetlu bi ñu ci am mooy étudiants yi dañ leen ciy exclure lépp loo xam ne dañ ko war a dogal ci université bi ñu ne ñaari étudiants ñoo ci war a mën a participer te ñoom ñooy teg conditions yan étudiants lay doon bu weesoo loolu aussi ci wàllum pédagogie seetlu gi ñu am mooy bourse sociale yi parce que bu ñu xoolee ci université ren ji am na lu toll ci 25000 bacheliers 25000 bacheliers yooyu noonu ñu seetlu ci 5000 et quelques rek ñoom ñoo ci am bourse pédagogique maanaam ñoo wuyu critères yi pour am bourse bu loolu weesoo ñu ne dañuy déposer bourse sociale pour ñan la ñi nga xam ne ce sont les couches vulnérables ñi nga xam ne ay waay laago lañ wala ñi nga xam ne ay jirim lañ wala ñi nga xam ne seen loxo jotul seen ginnaaw ñu war a déposer ñooñu noonu plus de 15000 déposés ci ñu ne ñu juróomi téeméer 2500 ñoom ñoo ci ñaari junni ak juróomi téeméer ñoom ñoo ciy am bourse loo xam ne mënuñ koo concevoir mënuñ koo nangu ñëpp ñi nga xam ne dañoo demandé te soxla ko dañu leen a war a jox ci bourse yooyu noonu bu loolu weesoo aussi tamit toujours li ñuy woowee bourse d'accompagnement parce que étudiant bi nga xam ne jàng moo ko indi université Cheikh Anta Diop de Dakar muy jàng mu dem ci master war ko def ñaari at mais par manquement yoo xam ne du ci ñun ci autorités yi la étudiant bi mënul soutenir mémoire am ci deuxième année mu koy def des fois 3 ans 4 ans par manque de professeur d'encadrement parce que université recruté wul ñu ne étudiant boobu dañuy dagg bourse-am ci ñaari at yi te li ko fi téye ci ñoom la du ci ñun bourse yooyu dañ ko war a condamner di ko fay étudiants yi ba keroog ñoom ñuy gis solution wala ñu utal ñu ay professeur encadreur yoo xam ne dañuy jàng dem suñu yoon loolu ci wàllum pédagogie bi aussi bu loolu weesoo université bi yaatu na bëri na nit plus de 86000 étudiants voire 90000 te ci loolu jumtuwaay yi nga xam ne tey jii nii moo war a mettre étudiant bi mu mën a jàng mën a réussir dem amu fi lu ci mel ni ay amphithéâtre lu ci mel ni ay salle TD étudiants yi dañuy génn université sax di dem ci yenn écoles yi ci déggee di def kii nii boobu ba léegi ñu ñuy promettre ay chantier yoo xam ne dañ koy commencer am ay école ak ay instituts yu nekk université yoo xam ne amuñu sax salle dañ leen a créer que de nom ñuy wëndëng gi ci biir université bi doon ay yaakaar ñu xam ne am nañ bac ñëw fi foog ne dañuy jàng te jànguñu parce que mënuñ leen utal fu ñu jàngee loolu aussi dañ ciy interpeller autorités yi que ça soit le ministre wala mu nekk le recteur lépp loo xam ne ay jéego yi la lu ñu ko ci war a def ñu def ko fi faj jàngoro étudiants yi sinon ñun en tant que structure lépp loo xam ne war nañ ko ci dinañ ko ci def te bu boobaa ça ne milite pas pour la pacification de l'espace bu ñu jógee loolu ñu dem ci wàllum social Université Cheikh Anta Diop de Dakar dañuy nangu ni ay jéego def nañ ko ci wàllum social waaye daa matewul lu tax matewul xaaruñ nag lépp sotti waaye am na yoo xam ne c'est nécessaire te ay priorité lañ lu ci mel ni chantier yi nga xam ne dañ ko commencé woon cité Aline Sitoé Diatta ñu tàmbali ko ñaari at a ngi nii fondement sax gisuñ ko te ay néeg lañ daaneel yoo xam ne ay étudiants ñoo ci dëkkoon ñu xañ leen loolu ba pare tegaluñ leen leneen loolu dañuy interpeller le directeur du COUD ak l'ensemble de ses équipes ñu jóg ci loolu chantier yi commencé ñu jox ñu ay échéances yu leer bu loolu weesoo aussi chantier yi nga xam ne moo nekk ci suñu ndeyjoor mois de février dañ ci defoon visite ak directeur AMSA ak yeneen parties yi nga xam ne yëpp ñoom ñoo ciy dox jéego ñu ne ñu d'ici ñaari weer chantier yooyu noonu dinañ leen ko livrer étudiants yi dinañ ci mën a dëkk parce que nouveau bacheliers yi ñëw nañ ba suñu jonni yàlla tey jii nii chantier yi mënuñoo fexe ba noppi loolu noonu il est temps que autorités yi jóg ci jéem a finaliser chantier yi lépp lu ci war ñu def ko ci pour chantier yi mën a noppi parce que étudiants yi dañoo bëri ci campus bi te dañ koo soxla weesoo loolu aussi tamit boo xoolee restaurant université yi fi mu toll nii étudiants yi dañuy 1 heure de temps ñenn ñi dinañ ko def ci rang yi pour mën a dugg ci restaurant yi ñenn ñi dañuy gedd sax dem amaana duñu am lu ñu lekk duñu xam nan la ñuy def te étudiants yooyu noonu ils doivent se restaurer ci restaurant yi université yi xat na nag mais daa am ay mesures alternatives nee nañ dañuy tabax resto mois de juin dinañ commencer travaux yi dañuy ne resto yi boobu noonu mois de juin na tàmbali waaye bu weesoo loolu nañ am yeneen solution alternative yoo xam ne dañuy permettre étudiants yi rang bu métti bi ñu nekkee ci restaurant yi mu wàññeeku mu nekk ay construction que ça soit des abris provisoires mais que étudiants yi nañ am nu ñu mën a restaurer ndax rang bi dafa gudd trop te loolu noonu mënatuñ koo nangu weesoo loolu aussi tamit par rapport à l'hébergement bi boo ko xoolee mooy dëkkuwaayu étudiants yi da ci bëri ñoo xam ne tey jii nii fay nañ seen convention li ñu war a def yëpp def nañ ko mais étudiants yi mënuñoo am matelas ñenn ñi mënuñoo am ay tagar yoo xam ne tey jii nii matelas bi boo ko ci tegee moom moo leen di permettre aussi weñ bi du leen mën a gaañ wala dinañ mën a nelaw confortablement yooyu noonu yëpp nekk ay manquement lu jëm ci wàllum almoire bi
plomberie bi sanitaire mur yoo xam ne day sointé loolu noonu yëpp nekk ay jafe-jafe yoo xam ne étudiants yi dañ koy dund te dañ ci soxla ay solution daar ñu terminé ci volet bi ñu naan volet sanitaire boo xoolee université tabax nañ fi benn hôpital boo xam ne mucc na ayib lool boo xam ne tey jii nii mën naa ne chantier yi bi mu pareeg léegi daanaka mat na at waaye li ñu constaté mooy hôpital boobu noonu boobu ba léegi mënul recevoir ay étudiants yi di dankaloo ci service médical boo xam ne moom moo ngi fi nekk ñun ñëpp xajuñu fa des fois il arrive même dañuy uti ay matelas pour ñenn ñi mën fa tëdd donc li ñu bëgg mooy service médical bi nga xam ne tey tabax nañ ko fi hôpital bi nga xam ne tey tabax nañ ko mu mucc ayib trop ñu équiper ko dans de plus brefs délais ñu équiper ko permettre étudiants ñu délocaliser service santé bi nekk feneen indi ko foofu noonu étudiants yi mën di faju convenablement mais aussi pharmacie yi dañ cee am benn seetlu boo xam ne pharmacie yi amul benn garab bu doy étudiants yi dañuy taltaloo di jëndi ordonnance ci biti loolu mu nekk ay jafe-jafe yoo xam ne dañ koy jànkonteel ci biir université bi dañoo soxla ñu yokk garab yoo xam ne mi ngi ci biir pharmacie yi mais aussi service de santé bi ñu tëju ko dans de bref délai mais aussi pallier la question de l'eau au niveau de l'université li nga xam ni problème mu ndox la gis nga dañuy wax la planification c'est prévoir c'est anticiper baax na ci nag ay effort ñu ngi koy def mais tey jii ni waruñoo toog ndox di manqué ci biir université bi saa yi ñu xalaatee ni dafa war a manqué les mesures idoines dañ ko war a jël indi citerne lu doy dañuy indi citerne mais dañuy indi lu doy di ko yokk bu ko defee benn étudiant du manqué ndox ci biir université bi waaw collectif bi moom amical mooy collectif bi nga xam ne moo ëmb bépp structure boo xam ne day yëngatu ci biir université bi et en tant que des syndicalistes aussi points yi nga xam ne teg nañ ko ci la table dañ koy topp benn par benn te bu fekkee ni autorités yi ko war a saafara indi wuñ ci saafara yi war collectif bi dina adopté yeneen mode de lutte yoo xam ne gënalul kenn